voilà salaamaaleykum mbokk yi seetaan ci Fissel TV tey na ñu ngi am mbégte di leen jaajëfal bu baax a baax ñu ñëwoon tey toog ak kenn ki nga xam ne nii def naa kenn dootu ko présenté mu di Matt responsable politique dëkk fii ci Fissel ñu ñëwoon bëggoon waxtaan ak moom rek ci ñetti point bi jiitu mooy lu jëm ci wàllu politique ci Fissel ni muy doxee ak ni mu ko gisee beneen bi ci topp mooy est-ce que Matt pare na pour poser wu li nga xam ne moo di candidat ci lu jëm ci élection municipale yi ñetteel bi nag ñu daal di def divers xam naa dañu koy bàyyi mu daal di nuyu ak yéen ñuy seetaan man ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum mbokku département Mbour asalaamaaleykum mbokku région de Thiès asalaamaaleykum mbokku commune Fissel maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant Matt Sène moo leen doon nuyu kenn ku nekk nawet bi ñu dugg ñu ñaan yàlla barkeel ko ci Sénégal yëpp nit yi mën koo jariñoo muurloo ko waaw kon loolu moo nekkoon présentation bi responsable politique commune de Fissel Matt depuis Mbafay xawul. merci beaucoup Matt ginnaaw bi mu nuyoo ba pare premier point bi ma bëgg ñu waxtaanee mooy lu jëm ci wàllu politique ci diwaanu Fissel Matt naka nga gis politique Fissel ni muy doxee. waaw politique ku Fissel mën naa cee wax lu bari ndax ki jaay mbaam jënd mbaam jaayaat mbaam njëgu mbaam war ngaa xam lu muy jar. loolu di firndeel Matt def na politique ay année yi ci ginnaaw bokkoon ci APR tey nag c'est libre ndax bokkatuma ci benn parti mais teewut activité yi may mëne depuis 2008 ba tey maa ngi koy def liy dem ci wàllu askan bi politique Fissel nag li tax. mais doguma la avant nga ñëw ci wàllu politique Fissel Matt dafa bokkoon ci parti bokkatul ci parti la moo waral loolu. man APR laa bokkoon muy Benno Bokk Yaakaar li tax ma bàyyi APR dama gis ne APR commune Fissel APR commune Ndondol APR commune Ndangalma yooyu yëpp APR moo koy gañe point bi ma njëkk a meree waa APR le tronçon le lutte bitumée Fissel Ndangalma depuis années ci ginnaaw ba tey mënuñoo defar tali boobu ñuy diggaate chaque élection bi ci topp mooy mbaam gàtt na mais ci jur bi la bokk mooy population commune de Fissel daa mel ni APR tegu leen ci comme ñu nekk ay nit bokk na ci li tax ma démissionné premier point bi mooy tali bi deuxième point bi mooy éclairage public biir Fissel boo fi duggee tey am na foo xam ne ñu na ma ko yàlla baal bu amoon ne ay sambabooy am nañ fi kon am na foo xam ne ñu may fa dugg lampadaire yi ñu ngi ci àll yi ñu koy seddale fu ne commune Fissel mënul am benn lampadaire. la nga gis ni moo tax ni amagul boobu ba tey. ñi fi nekk seen ñàkk a compétent ak suñu doléance ñàkk a egg ak suñu njiit yi ñi nga xam ne ñooy saytu côté boobu ñoom ñoo respecté wul population bi ndax bu ñu leen respecté woon du ñu di chaque élection ñu ñëw laaj leen seen baatu askan après ñu dagaan ko ba pare bu paasee boo leen bëggee woo téléphone sax dootoo leen jot ma ne en tant que kon Matt nekkoon APR to kenn dootuma fenloo ci ci population bi ñuy diggaate te du population yi du ñu gis dara balaa caag Matt toxu dem defiwaat yeneen activité am ba keroog point yi nga xam ne damay ko toppee waa APR ñu régler problème yooyu li ci topp mooy beneen point bi mooy financement jeunesse bi lu tax financement yu bëri dugg na ci biir commune yi li ci mel ni DER ak yeneen i financement bu léegi askanu Fissel góor yeeg jigéen yi kenn jotu ci benn financement laa fi déggoon ñun ñu jaarale ko ñaan benn banque bu ñuy naan banque émissaire te loolu man dama ko ñaawlu en tant que personnellement man Matt dama ko ñaawlu parce que banque du bu la lebalee tamitam pourcentage yu banque yi population yi duñ ko attal loolu kon il faut que ñu xam ne commune Fissel bokk nañ ci Sénégal bokk na ci li tax ma démissionné APR bés bu ñu réglé point yooyu nag la ma doon liggéey APR ak la ma amoon ñi ma ko seqaloon di ko liggéey mën naa dellusiwaat mais buñ ko réglé wul
man bokkatuma APR tey bokkuma APR suba man maa ko wax. kon daal yow su ma la déggee ci gàttal maanaam diggé yi nga xam ne waa APR ñu ngi koy diggee te matewul loolu moo tax nga génn APR. waaw loolu la dégg nañ fi tali defuñu ko. lampadaire dañu ne woon commune Fissel am na 800 lamp kenn gisu ko financement yi dégg naa am na ñu ne am na ñu fi dugg ana ñu ko gis. mais nag Mat ci lu jëm ci wàllu lamp yi man parce que am na lu ma jot a dégg parce que nee nañ lamp yi tôt ou tard dina ñëw. tôt dafa ñëwagul. tôt ou tard. li nga xam ne ñëpp a ko bokk. waaw ñu dem ba koy saraxee ci alaat yi. ci yeneen dëkkaan yi. to Fissel waroon na bokk ci ñi njëkkoon na war a am. lu tax mu mujjee. lu tax loolu nga ne Fissel bokk waroon naa bokk ci ñi njëkk a am. non li tax Fissel war a bokk ci ñi njëkk a am. Fissel APR élection yi fi jaar ci APR yëpp Fissel moo koy gagné 100%. amul benn parti politique boo xam ne da koy xaw a tolloog moom ay voix mais kon loolu Fissel moo war a njëkk a am. ci yoon ci côté boobu lay wax il faut ñu joxaat nit yi àq ak yelleef seen àq ak yelleef loolu lay wax. léegi ci wàllu woowu yow la nga gis ni loolu lan moo koy war a mën a saafara loolu noonu yow. li koy saafara mooy ñun ndaw Fissel yi ñu booloo bokk ndey ak baay. li nga xam ne doxul ci suñu commune naam ñu ngi ciy liggéey ñun ñëpp ñu dagaase li fi nekk te doxul ñun ndaw yi ñu ñëwal lu bees changement moo war a am te xale yi màgg nañu xam nañu ràññeen nañu to incha allah fii ñu jëm élection yi ñuy jëm ñëpp bir nañ leen ne ñi fi nekkoon dinañ fi jóge comme ñi fi nekkoon dinañ fi jóge nag ndaw ñi nga xam ne ñuy talal ñëpp loxo ndax massification li ko tubaab di waxee moom la ñuy doxale moom mooy ne danañu yaatal kenn ku nekk fa nga mu ne ñu waxe la nga taxaw côté boobu ci biir askan bi bu dee ci sport bu dee ci santé bu dee ci éducation fu waay mu ne ndax matières yi la ñuy jàng ci àdduna bi muy gën a am solo éducation santé ak électrification ak le route bitumée defe naa xam-xam yooyu bokk na ci yi ñu gën a ràññee ci Sénégal. mais yow est-ce que jàpp nga ni tey Fissel ndaw ñi mën nañ ko changer mal est-ce que yow jàpp nga loolu noonu. ndaw yi mën nañ ko changer. ci naka. parce que tey yow yaa ngi nii da ngay yëngati ci sport football tey buñ la interpellé woon ci football wax la ne tey en tant que Mat bu ma yoroon commune Fissel xam naa ne yow xam nga ci basket dara foor nga ci. xëy na yàlla moo la yóbbuwut ci yeneen niveau yi bu ma amee projet yoo xam ne ci wàllu basket lay doon ma ne bàyyi laa mii am na ci li xam-xam ma indi ko bu ma xool ne àndul ak man politique àndul ak man nag ne dama xool xam-xamam nit yi mën a jariñu ci côté éducation ma xool ne Ndiaye caméraman mën na ci côté éducation wala côté journaliste moom itam ñu jox ko koor boobu ndax loolu la mun ñu def noonu bu yeggee suñu commune bi day changé mais loolu moo fi manqué fii politique fii daal ku àndul ak yow politique bokkoo ak moom vision da nga naan kii sama ennemi la dafa bëgg sama place ba tax la mu war a doxal doo ko jox loolu moo war a jox ci commune Fissel. moo tax ma ne la ci wàllu woowu noonu xam nga tey booloo bi ñuy wax ci wàllu parti yi tey dama gis ni dafa des parce que Fissel rëyu rëy gi tax tey pour ñu war ko mën a changer muy doon jafe-jafe moo tax ma ne la loolu est-ce que tey baaxul tey parti yi surtout ñu booloo doon benn bu fekkee Fissel moo leen tax a jóg. parti yu booloo nag day xaw a jafe coalition naam day am mais toujours coalition Fissel fi muy yàqoo buñ demee boo war a gis njariñ kenn ku nekk da ngay jiite sa intérêt bopp doo jiital intérêt askan bi loolu moo xaw a lompoñ politique ku Fissel. waaw moo tax ma ne la est-ce que booloo boobu noonu su fekkoon tey am na suñu biir est-ce que tey Fissel kon duñ ko dégg fi ñuy dégg yeneen communes yi. non booloo bi mën na am. parce que yéen APR yow fi nga bokkoon yéen ba tey jubóo leen foofu bëri dama ciy dégg yu bëri quoi maanaam. loolu ku ne xam na ne. APR ma bépp Sénégal xëy na dañu ne garab buy waaj a daanu bu woowee day bari coow to APR ci commune Fissel ak ni ma koy dégg ci réseaux sociaux yi ak ci télé yi xëy na lu tëgg tas mais dafa amul organisation APR Fissel moo amul organisation
lu amul organisation nag day gaaw a tas te li gars yi bëgg a imposé nii naan ku nekk tête de liste ci APR yow yaay nekk nangam loolu day gën a nasaxal APR rek day gën a rey APR. léegi ci wàllu woowu parce que dama bëggoon ñu attaquer juste ci deuxième point bi ci côté bi ngay waxee noonu est-ce que tey jeunes yu mel ni yow parce que Matt leader politique la ci Fissel est-ce que yow pare nga tey ci élection yi di ñëw nii Matt posé wu candidat ci élection municipale yi di ñëw. bien sûr tey. mais dama dégg léegi nga ne Matt bokkatul fenn. Matt naa tey képp ku soxla dëkk bi tey am na foo bokk est-ce que mën nañu xam Matt fan la bokk wala kan la àndal bokk. tey waaw population bi laa àndal. population bi nga àndal. population bi laa àndal. mais du ñàkk parti boo bokk quand même. fi mu nekk am na parti yu ma seet. am na APR ñu ngi négocier ak man ci point yooyu. léegi ñëwal ma ci parti yooyu nga xam ne seet si nañ Matt di waxtaan ak moom. waa réew mi di Fissel. am na ñu fi ñëw ci man. waa PASTEF ñëw nañu lu mat 5 fois. bu ko ëpp na ko. dégg nga parti yooyu ñëw nañ fi pour talal loxo pour ñu ànd. am na ñu bokk ci APR ñu ngi talal loxo pour ñu ànd ci élection locale yi ñu dem mais comme Matt xam na poids électoral am actuellement li mooy peese gëmuma ne am na ku ko fi am yàlla laay waxal man parce que man depuis nit yi kenn defatul man kuy def ci askan bi au moins li nga mën ci as tuut mënoo dara mais ki rey sànqaleñ kay sedd la kooku bu rëyee géelem kay nga bëri yëpp. waaw léegi yow ci parti yooyu la woo kan nga pare ko àndal. man. chef réew mi wala da ngay delluwaat non man waxaguma ne kii lay àndal élection kii locale mën naa bokk ci liste indépendant moom laa gën a foog bu ma jubboowul ak waa APR ci point yi nga xam ne wax naa ko pour ñu régler ko commune bi ci askan bi buñ ko régler mën naa dellusiwaat il faut ñu jox cer population bi ñi nga xam ne dañ leen di jox seen carte chaque élection ñu dimbale leen ci courant dimbale leen ci ndox bi pression bi baaxul am na ñoo xam ne amuñu ndox amuñu courant population bi ñu ngi souffrir bu méttee métti waaw éducation bi des na am na classe yoo xam ne ay birigu muul la ñuy toog di jàng am na classe yoo xam ne ay abri provisoire la ñuy def mais yooyu lépp il faut ñu nit yi régleel ko askan bi. mais ci diir bi ngay waxee nii ak fii ak élection yi di ñëw est-ce que jàpp nga ni loolu Matt mën na fee pare. kon man su ma déggee tey Matt instant yi moom xam naa ne pour dellu APR beneen problème lay doon soit ñu ngi koy xaar réew mi. non ñetti point laa leen wax. buñ ko réglé mën nañoo juboo. mais jàpp nga ni mën nañu ko réglé. tali bi am na projet bu gën ñu naan waa Fera routière autonome appel d'offre bi moo des ci tali bi Fissel ndangal ma mais man diggee def maa neexatul parce que am na tali bi nataat ko te defaguñ fi dara kon balaa maa gën a gëm ne tali bi dinañ ko defar ñu indi caterpillar yi di indi yeneen bonjour yi nga xam ne ñoo ko war a defar produit yi waaw mais buñ indee tali bi lampadaires yi ak financement jeunesse bi ñu dugg ci commune Fissel ma dellusiwaat APR li ma moom maa ko moom to bokkuma ko kenn te population bi tey ñi doon nelaw yeewu nañu politique bañ doon def tey ñu dem seeti gox yëkkati 5000 francs jox leen jigéen yi juróomi téeméer góor yi juróomi téeméer ñu jënd mbiskit di yey di sant di gërëm politique boobu jeex na Sénégal. mais Matt jeex na ci commune politique gu Sénégal na Matt bu ñu waxantee dëgg say ji mën naa ne loolu mooy li fi ëpp quoi tey yow parce que Fissel man ba may xam politique ba tey diggee moom ci politique la bokk Matt loolu mënoo ko bañ. diggee ci politique la bokk. mais yow mi pare tey ji yow mii nii pare pour jël fi nga xam ne ni moo di commune Fissel Matt di ñàkk di nga diggee Matt. dinaa déggee. mais est-ce que la ngay diggee dina ko mat. mais dama am na léegi li ma la wax dama koy waxaat leneen dama ne la ku rëy sangal lañ sedd la kay bu rëyee gëlëm nga kontaan ku la jox ndekki bu la diggee reer santal yàlla dina ko def yow bay la man Matt personnellement xam nga ne jamono bi may naan dinaa def ay tournoi ci commune Fissel yu mësta am gëmoo ko woon waaw def naa ci yu am solo bokk nga ci benn ASC dem nga final am nga foot tournoi bu neex bu mësta am ci commune Fissel. waaw mais est-ce que dajal na commune bi yëpp tey. mais noonu. xam nga moo tax ma ne la diggee mënul mate fépp parce que tey yow. mais man laa wax man li ma waxoon def naa ko. yi ma waxoon def naa ko. amul len lu ma ne Moussa ne dinaa ko initier te defuma ko.
yàlla dogalugul ma def loolu xëy na loolu la population bi gis ne Made la te Made moomu nag ñu wax yal na seen yaakaar bu mu tas. waaw moo tax ma ne la ci wàllu woowu tamit ñi nga xam ne ñoo fi nekkal APR ci li ñu diggee nii ne lamp yi dina ñëw ndox mi dina ñëw courant bi ainsi de suite yow jàppoo ni dina ñëw tamit. non waaw jàpp nañu ne mën naa ñëw ndax lampadaires yi am na beneen quota bu war a ñëwaat ci Sénégal quota boobu nag balaa moo jeex mën nañ cee jox Fissel wallam war nañoo jox Fissel wallam te am na dëkk yoo xam ne lëndëm na même bu fekkoon ne benn gox ñu def fa ñaari lampadaire sax loolu booy mën nañ fa di gonal ñi bëgg a féexlu ci tàngaay bi ñu féexlu fa mais nag wax dëgg yàlla lamp moom courant moom bu ñu koy wax waxuñu ko pour ngonal waxuñu ko pour féexlu mais man li may wax mooy courant ak lampadaire yi bokkul waaw yàlla ak yàlla yi ngay xaw a xëy na dañoo bokk ndey te bokkuñu baay waaw ba tey lampadaire ngay dimalal ba tey waaw lampadaire waaw pour dafa ñëw moom kese la bu courant amee dina tàkk bu courant amul dina tàkk mais pour leeralal askan bi ñu mën a gis seen bopp mais fu leen dem nit du fa gonal mais courant bi mu ngi dugg mat ci dëkk bi tamit net Fissel tey boo xoolee tey zone Ndimane ak lu ko wër foofu daanaka yëpp am nañ courant waaw yooyu courant am na courant waaw te amuñu woon mais courant boobu tamit population bi xaw nañ cee sonn parce que courant bi chaque local day coupé boo jëndee boo jëndut dina coupé te population bi ngir ci àll bi bëgg a jënd ndox fay facture ndox fay facture fay chaque local nga fay compteur 2000 wala 5200 wala 8600 wala 8900 loolu dina métti trop ci njaboot bi moo tax contrat bi ñu signé ak naar bi vraiment population bi ñu ngi ciy jooy man plateforme am naa plateforme ci courant bi mais population bi sonn na ci trop facture ndox yi population bi sonn nañ ci lool surtout facture yi nga xam ne weesu nañ léegi loolu lan mooy solution bi pour yow solution bi suñu autorité yi ñoo war a wax fi ñu war a wax suñu autorité yi comme ñan bi ci yi ci njëkk mooy autorité municipaux yi ñi nga xam ne ñoo yor collectivité territoriale ñoom ñoo ko ŋànk mooy wàllu commune yi commune kooko boo ko waxee mooy ñi boot askan bi ndax bu ñu waxee commune wax maire lépp maire la ñuy wax waaw moo tax nag damay bëgg xam nga wax bu ñu koy wax maanaam dañu koy wax mu leer parce que dafa am loo xam ne nii tey parce que bu ñu nee suñu autorité yow autorité nga maat en tant que responsable politique autorité nga ci dëkk bi non autorité mais lépp loo gis dafa am njiit maire waaw yeneen point yëpp moo ko war a régler kon loolu laa bëgg tamit bu fekkee da ngay wax ji mu leer nga xamal ni askan bi tamit lii ak lii kii ak kii ñoom ñoo ko war a régler xam nga ne Made du ragal Made du tapet non waxuma ci question ragal sax mais xam nga pour ñu ñuy seetaan parce que fii lépp luñ fi waxtaan ñu bëgg mu leer xam nga maa ngi ñëw waaw lépp luñ fi war a joyti ci askan bi maire moo ci war a jiitu li ci topp mooy citoyen yi bonne volonté yi nga xam ne am nañu xam-xam seen loxo àgg na fi nga xam ne ñeneen ñi seen loxo àggu fa comme ça ñun nuñ koy defee ñu ngi liggéey ak kilifa yi ci wàllu courant ak ndox xëy na ñu bari gis nañu ne ñun ñu ngi liggéey ak waa kii CO ñëw nañ fi def ci visite ndox mi ak li nga xam ne facture yu cher yi ak ñi nga xam ne guddi ba guddi la ñuy am ndox loolu waa commune Fissel mën nañ ko sedde ñu ngi liggéey ci loolu ak Fissel Mbadane Debout ak yeneen yi yoo xam ne ñu ngi ci suuf ñu koy liggéey parce que dañoo faralut projet yoo xam ne dañ koy wax defaguñ ko ba nit yi gis ko duñ ko faral di wax mais ñu ngi jéem mais maire moo war a fogg buntu kilifa yi rang commune Fissel lii la bëgg commune Fissel lii la soxla commune Fissel lii la manqué lii la soxla ba kii. mais est-ce que jàppoo ni même mu ngi def loolu noonu. est-ce que mu ngi koy def man lu neew laay dégg ne maire tey mu ngi def benn point de presse attaqué gouvernement bi ci nom de commune Fissel. mais est-ce que yoon la tamit mu attaqué. est-ce que yoon la mu def conférence de presse mu attaqué. day am APR moo la fal askan bi ñoo la fal ci APR mais danga APR bu deful li nga xam ne moom moo wala tax ñu falaat la élec nga war leen a attaqué parce que APR falu la population yi ñoo la fal APR bi nga xam ne moom nga doon campagne te ñu fal la nag defuñu liñ leen war yow mi leen fi nekkal yow yaa leen war a waxal askan bi am ci sa fula ak fayda
am ci sa courage bu doy loolu moo war a am bu ko defee moo war a am bu ko deful moo war a am mais gëmuma ne mu ngi koy def ndax man dama faralu ñu naan maire dem na ministère tey ci audience maire mu nga def conférence de presse maire mu ngay def nangam mu ngi def benn activité boo xam ne day woo presse adduna bi yëpp jooy ne adduna bi yëpp jot ne commune Fissel va mal te commune Fissel va mal très mal dara doxul. mais yow gisoo ni maire tamit am na changement ci Fissel yow. ban changement la. non loolu yow laa ko laaj man la gisoo ni maire andi na fi changement. man gisuma ko. yow gisoo ko. non gisuma ko boo ko gisee nga wax ma. kon na nga bëgg a jàpp ne moom ba mu fi nekkee ba tey ginnaaw ba mu fi nekkee ba tey moom defu fi dara. non man waxuma ne defuma dara parce que ku yor kersa au moins nga joxe fa dépasse. waaw mais kuy def moo tax ma ne la di nga def. li tax non mën na def mais man yi ma gis ñu def Fissel loo xam ne dañ ko fee fekk ay procès te buñ fi nekkul woon it ñu def ko. buñ fi nekkul woon it ñu def ko li ma gis ñuy def ay procès tey. dañ ko fee fekk te buñ fi nekkul wet ñu def ko te amoon naa njorta ne sax ñiñ fiy wuutu tey buñ fi nekkoon nañ ko waroon a doxale duñ ko ñiñ ko doxale tey duñ ko doxale noonu. parce que mën naa cee def ay procès yu bëri. lu tax loolu ñëw ci. lu ci mel ni procès li nga xam ne mooy procès Mbafaye mooy kanting yi mooy budget PLDL bi nga xam ne ñu ngi ko waroon a tabax 10 millions ci ay kanting ak ay hall loolu ku ne xam na ne dañ ko détourné defatuñ ko niñ ko waroon a defee. mais ñu ngi koy liggéey. ana fuñ ko liggéey. non Mbafaye maat ñu ngi ko fay liggéey. nuñ ko liggéey fan lañ ko liggéey ci Mbafaye parce que fu ñu xayma woon 10 kanting ak 16 hall nga dem mënoo faa gis lu mot 10 kanting nga naan liggéey nañ ko. te gisuma fa benn óol. waaw mais ba tey ñu ngi liggéey. fan lan lañ yow yaa ko gis fan. non mais ñu ngi liggéey xam nga ñun maat même bu ñu gisul tamit am na yoo xam ne dañu koy dégg parce que jàpp nañ ni liggéey ba commencé. mais boo gisee kay da ngay indi firnde. mais liggéey bi commencé wul ca Mbafaye. ban liggéey la. ban liggéey. non Mbafaye dégg naa ñu ngi tabax cantine yi. cantine gisuma fa benn cantine bu ñu fa tabax tey. gisuma fa benn lan lañ fay tabax foofu noonu Mbafaye. tey de benn collecteur dara laa fa gis ñu fay def te projet bi taxawagul 6 mois la ñu waxoon ne lay jekk fi mu nekk yëkkatiwuñu benn birig mu ngi ci suuf tey mën nga koo jéggi stade bi délai bi benn la woon ñu waxoon ne 6 mois lépp dina pare te tey boo demee la ñu tabax ñëwul fii sa woom te budget boobu ku ne xamoon na ne commune Fissel dañ ko defaloon 77 millions. commune bu ne dañ ko dugalaloon. commune bu ne dañ ko dugal 77 millions. waaw commune Fissel bokkoon na ci loolu avant coronavirus daaw di dugg si Sénégal waaw xaalis boobu nag biñ ko jëlee ñu xayma ne lañ ci war a def mooy projet yii mais nekkul ay partenaire nekkul ay leneen ku gis ne partenaire mooy def yooyu nga wax amul benn partenaire bu ñëw ne donc mooy def loolu ku ko kii nañ indi demanti ne pour benn partenaire moo ñëw di dapax dara lu Mbafaye wala stade du ministre collecteur du stade de collecteur. waaw collecteur parce que ñun demoon nañ fa keroog ñu Fissel TV am na lu ñu fa jot a gis mais dama bëgg ñu dellusiwaat tuuti rek parce que tey maat Fissel da nga gis ni dañ ko war a mën a changer te yow bokk nga ci ñenn ñi nga xam ne ni tey dañu taxaw pour bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy changer pare pour déposer ci li nga xam ne mooy sa candidature ci la jëm ci wàllu élection yi. mais xam nga tey Fissel est-ce que tey maat bu taxawee ne man dama soxla dëkk bi est-ce que tey jàpp nga ni waa Fissel pare nañ pour jox la dëkk bi maat. tey de fi ma toog tey ñi fi ñëw ay paa ak ay mag yëpp tox xam naa ne bu ma waroon 28 villages yëpp noonu lay amee kii mu ngi toog Baba Ngom tey fi mu toog fii ku ñëw mu ne la kan nga àndal mu ne la maat ndax gisuma keneen ku dul maat. waaw mais xam nga loolu des fois nit mën na la ko wax te fekk la muy wax gëmu ko tamit xam nga man mën naa ñëw ne la maat la àndal te fekk ànduma ak yow. non loolu mënut a ñàkk. loolu politique la n'est-ce pas. loolu mënut a ñàkk. parce que tey boo doon jiwi mun nga denc sa kemb yaakaar ne yëpp a baax mais bu bés bu yàlla tawee nga gën gerte boobu du ñàkk yoo xam ne di nga jox jigéen ñi ñu tan ko loolu mënul ñàkk. waaw moo tax ma ne la ci wàllu woowu. loolu mënul ñàkk est-ce que tey maat posé na boppam. parce que tey mairie Fissel ni mu toll. ku ne xam ne dafa am lu mu laaj. te tamit mairie moom bu ñu koy wax maat tey xam-xam ja cee bokk tamit. bi jiitu te tamit li ma dégg mooy ci wàllu élection yi ren képp koo xam ne da nga soxla mairie bi tamit dina am loo xam ne nii di nga ko def comme participation ji dem ci mel ni juróomi millions yoo xam ne nii maat. di nga bokk ci li nga xam ne nii mooy tax
ñu tànn la ci ñu war a bokk ci loolu. d'accord balaa foofu sax damay wax ni commune bi li mu soxla zone jeunesse bi nga xam ne dañoo engagé tactiquement. mais jeunesse bi fi man dégguma kenn ku présenté wu maat maintenant yow laa dégg koo xam ne nii soxla na dëkk bi. ah. maintenant yow ci jeunesse bi maintenant maat laa dégg dégguma keneen. financièrement. moralement. est-ce que financièrement maat pare na. maat. waaw. lépp lu commune bi laaj pour ñu laaj ko. pour ñu laaj baatu askan bi. pare nañu pour loolu. même buñ parewut am na kilifa yu pare ni ñu bëggee ñu doon commune. xëy na du lépp la ñuy wax. waaw moo tax ma ne la ci sànq ci wàllu woowu nag laa laaj ma ne la est-ce que maat ñàkkul ni am na ñenn ñu mu àndal ñoo xam ne ni tey ñoo nekk ci ginnaawam parce que loolu tamit foog nga leeral ko askan bi parce que xam nga li ñuy seetaan nii maat foog ñu am lu leer tamit ci li ñuy wax nii. bootu ci kawam namu askan bi. kese commune Fissel. parce que booy dem booy wax boo jeunesse bi wax ne. tey comme amaguma ot gis nga moto bi ma yor. booy dem ba jeunesse bi wax ne boo defoon benn dañuy def benn collectif. kenn ku ne 20 000 francs wala 10 000 francs ñu jëndal la auto campagne loolu lu fort la. jeunesse bi ñoo wax boo demee ba jeunesse bi di def ay mouvement ànd dooleel maat ci gox-goxaat yi. te yeggoo tino ak ay loolu da ngay sant yàlla kon ñooñu laay waxal mais bootuwuma ci ñenn ñoo xam ne ñu dul jeunesse su Fissel bootuwuma ci ñenn ñoo xam ne population commune Fissel. mais loolu tamit maat bu ñu ko waxee kon du ñàkk tamit nga am ci parti boo xam ne da nga fa bokk te mënaguñu koo wax maat nga ragal koo wax. li ma wallahi maat du tapet lu ma bëgg a wax man dama koy wax ndax du ma sat du ma wuruj du ma fen mais bu ma bokkoon ci parti man waxoon naa la APR laa bokkoon mais dama bokkatuma ca li ma leen toppee daal bés buñ ko réglé ma dellusiwaat wax day leer. léegi buñ ko réglé wul. buñ ko réglé wul nañu dem gauche ma dem droite ma dem liste indépendant. léegi ci wàllu woowu nag moo tax ma ne la Fissel ku ne xam ne dafa am nu muy dem parce que dafa am ay parti yoo xam ne maat dañ fi nekk. waaw te ku ne xam ne APR ni mu amee doole ci Fissel. Pastef mu ngi ci ginnaam di ñëw. réew mi mu ngi ci ginnaam di ñëw kon maat su bokkul ci benn parti est-ce que maat yaakaar na ni mën na jël réew mën na jël Fissel. liste indépendant kay jeexal na wax. bu ma bokkee ci liste indépendant xanaa du baatu askan bi ñooy falaate. to askan bi ki naan la yow laa àndal to nokka goo dara doona goo dafa goo ñii naan la da ngay posé candidat ndax dañ ko soxla ñii naan la da nga war a nekk conseiller commune Fissel ñii naan maire nga war a doon. léegi maat man ci wàllu woowu sax maat la moo tax doonul conseiller boobu ba tey. non. maat day ginnaaw li mu maat def ci wàllu politique Fissel tey ak li mu def ci parti maat au moins waroon nañu ko mën a dégg mu doon conseiller te man dama dégg maat du conseiller lu tax loolu. maat mosut sax jéem a nekk ay conseil yooyu ci politique. lu tax loolu yaa ko bëgg. man nekk woon moo woon politicien acteur de développement laa nekkoon bi ma nekkee acteur de développement laa créé ay initiative ay marche dox ñaxtu politiciens yi ñoom laa doon xeexal waa PS ñoo doon ñëw foofu di nax nit yi. di ay 5000 ñuy jënd ay mbiskit ak yu kenn xamul man dugg ci acteur de développement di initier ay marche dox ñaxtu def na première marche dox ñaxtu boobu préfet Djibi Diallo moo fi nekk moo recevoir oon suñu lettre kon xam nga loolu yàgg na am na yeneen préfet yu ci toppaat kon loolu yàgg na defaat naa ci yeneen marche ak waa population bi ci détournement mooy kanting yooyu ñu waxoon kon politiciens yi bu ñu ma seetaanee ci télé bi ne ma dañoo soxla ànd ak yow ci campagne commune Fissel bi nga xam ne bi ñu gagné commune bi sama Sena Musique lañ doon aj ci caravane yi man maa doon yor micro kii bi caravane bi. léegi fu ñu dem parce que dama amoon ak waa PS problème bi ma defee marche dox ñaxtu bi ñun ne maa mënatul def benn activité ci commune Fissel. ba ma initié benn setal ñu ne ma du fi amee bind benn arrêté jox préfet Mbour bind benn arrêté jox commandeur brigade bu Thiadiaye def benn arrêté jox préfet bu Fissel ñu ne ma setal boobu du fi amee ma ne leen ñu ne ma du fi amee mooy ki fi nekkoon conseil rural loolu. mais est-ce que setal dong la woon quoi. barki alxuraanu karim setal kese la woon ndax ki dane woon comme yaay def setal di ma yàqal boobu jamono campagne la ñu jublu. ma def ñu def kii boobu ñu ne comme def may yàqal mu ngi sulu ñi samay kii nar ma yàqal dootuma nekk ci maire bi loolu moo tax dootul def benn activité boo xam ne ci commune bi loolu moo taxoon ñu affaire politique la woon rek mais defoon naa setal bi indi woon nañ ma ci biir gàttul lim pour yaakaar ne dinañ ma jàpp ak population Mbafay bi may gërëm waa Mbafay
bu baax a baax ndax mag ak ndaw ñoo ci jàppoon taxaw pour set setal boobu am seen fulak fayda ndax Mbaafay ku ne xam na ne marché bi day tiliman suñu environnement bi yëpp dafa yàqu ba tey saytu boobu baaxagul boo demee Mbaafay tey mbalit def lay xaw a bëgg a rey to marché bi dañ koy collecté. mais loolu lan nga kan nga jox. maire nu laa jox toor. parce que mooy collecté xaalisu commune Fissel mooy collecté xaalisu marché bi léegi moo war a recruter ñi nga xam ne wut ay poubelle wala ñuy lekk mbalit bi wala ñu koy gas mais mbalit bi waruñu di feeku xaalisu commune bi di koy yóbbu te mënuñoo jël ay balekat mu ñu bale ñu wut ay paa yoo xam ne dañuy kenn xamatul seen as ñaata la. mais Maat wàllu Fissel tey boo ko xoolee tey ruq boo jaar tey léegi day set wecc Maat nag bu ñu waxante dëgg gaa ñu ngi liggéey ñu ngi balee nag ñu ngi setal nag man ma koy gis. man waxuma Mbaafay de. man Fissel laay wax mais xam nga dama ne la bay ci sa wewu tànk. waaw mais la ana jeunesse su Mbaafay tey ci wàllu woo ana jeunesse su Mbaafay. jeunesse su Mbaafay ñu ngi fi. waaw mais mbalit boobu noonu xam nga tey du sonal maire du sonal kenn waa Mbaafay da sonal. waaw mais est-ce que gisoo woon ni tey jeunesse boobu noonu war ñu ci woon a xaar maire war nañoo mën a taxaw takku tey liggéeyal seen bopp loolu te duñ ci xaar maire. waaw bu ñu amee leen lu ñuy wax ñu wax ko ci. non jeunesse bi ñu ngi wax de. mais nañu ñu def quoi ñu def laa bëggoon. ñu ngi def it parce que def nañu ay set setal defaat ay set setal ñu ngi xalaat sax parce que du boo yaakaaree ci maire yi kese suñu commune bi du dox. nañu def ay initiative yenn. ndax ma ne la Fissel nag pour changement am foog ndaw ñi tamit nangu di liggéey parce que tey dama gis ni Fissel dafa am lu bëri loo xam ne maa dafi dese surtout ci wàllu jeunesse. parce que tey bëri na ci ku mel ni man wax rek mën nañ ko mais bu desee lu dul wàllu jëf duñ jëf. Maat de mu ngi def li mu mën ak population ñi nga xam ne mën naa wax ak ñoom ñu jëf. waaw léegi ma bëggoon na tey ci wàllu woowu noonu ñi nga xam ne ni tey ñoo lay seetaan à travers Fissel TV. rawatina jeunesse bi. nga soññu leen ci wàllu woowu noonu parce que am na loo xam ne tey kenn du ci xaar maire am na loo xam ne kenn du ci xaar état dafa am loo xam ne ni bu la waree rek man dama jàpp ni da nga ko war a def te tey jeunesse Fissel am na lu bëri loo xam ne war na leen loo xam ne bi tey defuñu ko bu ñu waxantee dëgg. maa ngi joxe ay exemple xam nga ne yem say xam nga ne ay tournoi bàyyi woon nañ ko Fissel bu doon amit wax dëgg yàlla yi ma fi def mosu fee am ren jii am na yu ngeen organisé tey ñu ngi koy football mais bu doxee ba tey comme njëkke naa ko def ko ñaari at Fissel bu ko defee mu gën a dox ñeneen def ko ci ay yeneen gox football bi day amélioré wu. est-ce que Maat dina ko defaat. Maat bàyyiwul dara ci loo xam ne mu ngi baax ci askan bi. mais est-ce que ren tournoi ya mu doon def muy neex dina ko defaat ren. mais avec coronavirus boo nekkee war a joxe exemple dafa am yooyu war a def parce que fi mu nekk activité yu bari dañ ko war a bàyyi parce que coronavirus ku ne xam na lu muy lemb ci àdduna bi vraiment yeneen rassemblement yi dañ ko war a wàññi vraiment te football ak yooyu dafa ak rassemblement dafa am moo tax ren moom vraiment xam naa ne du ma def activité boobu ren def naa benn activité lu dem ci waru artistes yi lendemain tabaski la woon artistes yi woykat yi def nañu foofu ak waa fan si club Malick Sarr activité bu am solo ci Mbaafay mais boobu la ñuy def ren xam naa ne incha allah ci activité chaque année daal dañuy def ay activité waaw ren ci activité artistes yi lañ defoon def nañ ko passé na réussir na ñu ngi jaajëfal suñu pare yi ñoom Alpha ak ñoom docteur Wali ak ñoom Modou Sène ak ñeneen ñi nga xam ne ñëwoon nañ ak ñëpp ñi nga xam ne ak ñoom jeelay ñëpp ñi nga xam ne ñoom président jaraaf yi Alpha waaw ak képp ku fa teewoon ñi nga xam ne ñëw nañu ak ñoom monsieur Omartine ñoo ñëpp ak ñi mu àndaloon vraiment maa ngi gërëm ñooñu yëpp waaw di ñaanal élèves yi ñi nga xam ne def nañu bac yàlla barkeel seen diplôme bu ay yeneen diplôme teggu ci ñi nga xam ne ñooy BFEM bi ñu war a def lu 9 wala lu kii yàlla nañu am yàlla nañu am réussite bu baax a baax a baax a baax ñu def deuxième tour ci bac bi yàlla génne leen d'office ñoom itam ñu am seen diplôme vraiment di gërëm Bayla di gërëm Ndiaye Siber le fatigable l'initiateur moom itam vraiment jàmbaar la parce que maa ngi rappelé wu bi ma ñëwee bu ñëwee Mbaafay moom fi la dëkk mais dafa demoon hors de Fissel nekk Dakar man bi mu defee retour man la ma fekk na ma fi vraiment ñu nekkoon fi nekkeen bu am solo moom itam mu ne ñëw def ay cyber
teg ci ay wari nit yi buñ doon am problème ci transfert d'argent mu tege ko wala ci yenn transfert d'argent yi ak yeneen yi loolu la Fissel soxla Fissel dafa soxla koo xam ne day initier pour li nga xam ne dañ ko doon wuti caajaay Mbuur ñu indi ko tegal leen loolu la Fissel soxla vraiment côté boobu ñu ngi ko ci gërëm bu baax a baax a baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne encouragé wu nañu to del nañu engagement ci liggéey bi vraiment. léegi kàddu gu mujj gi lan lay doon ak message bi nga xam ne nii moom ngay lancé ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan tey ci Fissel TV mat lan lay wax ak ñooñu dañuy seetaan. gërëmaat département bi région Thiès département Mbour commune Fissel góor ak jigéen mag ak ndaw ne leen maat incha allah ci élection ñuy dem daa bëgg a daggaan baatu askan bi nekk yore commune Fissel ci kattanu yàlla ndax xam na ne to bir na ko ne am na njorto ne bu baax a baax mën na ko yore to incha allah dinañ ci góogóorlu di sant ñëpp di wax ni askanu Fissel nañu booloo bokk ndey ak baay loolu mooy tax Fissel bañ a kii gis nga politiciens yi buñ leen toppee dañuy xaajaloo rek surtout ñi nga xam ne dëkkuñu fi am na ñoo xam ne buñ nekkee ci béréb xaw ma éducation moo leen fa indi wala leneen moo leen fa indi buñ ñàkkee lañ yoroon dañuy ñibbiwaat bàyyi leen kon nañu moytu politiciens yi ñi nga xam ne ñoom lañ dëkkal mais ñi fi dëkkul comme kan. ñoo ñi fi dëkkul ku fi dëkkul daal ku fi amul extrait de naissance ci commune bi xam nga ne dëkkoo fi. comme kan. waaw non loolu xam nga boo waxee loolu kay jeexal la wax. non comme kan man laa laaj ma ne la comme kan. non loolu xam nga junj ay doy na. man maat bi ma xamoon ak bii ma toogal tey dafa bëgg am changement parce que tey man damay bëgg wax ji muy leer xam nga da ngaa wax man ne la comme kan mais dama bëgg nga ne ma comme. bu ma koy lim day bari. mais wax ma rek benn waa léegi si tel ma non bu ma waxee benn bay ñett des day ñeneen ñi dañu yaakaar dama leen a tooñ. kon yéene ko déggandoo ñi nga xam ne ñoo fi amewut kayitu juddu. ñoo fi mënta amee kayitu juddu. ñooñu kay xëy na wax dëgg yàlla dëkkuñu fi nag ñun ñi nga xam ne nag fii lañ ñu moome nag bu ñu kenn jaxase bu ñu kenn boole nañu ànd bokk ndey ak baay teewut nag mën nañoo ànd ak ñooñu ci jàmm ak salaam mais bu ñu kenn jaxase.